Alors nous sommes là aujourd'hui pour vous informer l'opinion nationale et internationale sur ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui le cas Omar Sall. Pour rappel, le sieur Omar Sall est arrêté depuis le 17 novembre suite à des plaintes déposées par plusieurs personnes et des associations affiliées à la tariqa Tidjane. Il lui est reproché d'avoir tenu des propos diffamatoires, irrespectueux envers notre guide Cheikh Ahmed Tidiane Chérif et les pratiques fondamentales de la confrérie Tidjane. Nous tenons à rappeler que le Sénégal est un pays où la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions n'est pas interdite, mais que ce soit dans les limites du respect de l'ordre public, respect de la séparation des institutions publiques, respect des organisations religieuses et le respect de l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conviction. Justement, ce troisième point qui nous intéresse, le respect des organisations religieuses. Critiquer est une chose, mais l'islam a des principes. Ne pas se moquer de l'autre. Pour ce cas précis, on n'est plus dans la critique, ni même dans l'humour, mais celui de l'insulte. C'est comme s'il n'y avait plus rien à proposer aux gens que de mettre en dérision le sacré. C'est odieux. Nous désapprouvons totalement cela. C'est une vraie provocation vis-à-vis des millions de Sénégalais qui nous écoutent et qui sont là au Sénégal. Donc trop, c'est trop. Nous allons vous proposer quelques extraits qui vont éclairer votre lanterne ou la lanterne de certains qui continuent de se poser la question, la pertinence de cette plainte. Vous pouvez m'excuser. seen yàlla yi ñoo mbëru làmb yi ñoo tolloo benn daraja ci jaaykatu photo yi demal ci ñiy jaay photo rek bu dee Sénégal ñiy jaay photo dañuy rendre sëriñ ci dugal bandkat yi fecckat yi footballkat yi ma ne lii de benn équipe la sa kanam ñu la wala sa kanam ñu wax nga jéngu dañuy muur yow foog nañu bu ñu waxee sax ñu ne nit lañ quoi sëñ bi de gars yi taalibe yi moo koy ñaan seen i def voilà ñu way kii bu leen nii sax dee loxo bi nii nga xam ne kii day la war a bémbee sa fondeel laa quoi ah yow nuyoo sa moo dal la sa loxo bi ah bi léegi dañoo jàpp ne day naaw daa mel ni drone rek waaw ku yor sa xalqatu sikk rek ne yonent bi day ñëw ak i saxaabaam ñëw rek lal sa morso Aboubacar toog gauche Oumar droite Ali beneen côté bi beneen côté yonent bi ñëw ci digg bi toog waaw mais bu fekkee yonent bi day ñëw ci xalaqaatu zikr yi dina war a ko sonn de bu fekkee li àdduna bi yëpp li fi xalaqaatu zikr yonent bi da koy wër mbokk yi loolu war nañoo tey la ñuy def boo taxawoon ni bi daal àdduna bëgg imagine tey ki bëgg taxaw jël Allah ci biir jàkka nee na loolu alquran la ko Allah alquran ci kan la wàcc te ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bisu àjjuma saxaaba yi dañoo tudd yàlla dañuy tudd yàlla ci suba yi ak ngoon yi dañuy julli toog tudd yàlla fa nga toog mais daawuñu def mbooloo non loolu mooy bidaa soo comprendre yow da nga naan lii sunna la saxaaba yi def nañ ko mais wax dañ ko defee moo tax mu nekk bidaa ndax saxaaba yi amuñ ko saxaaba yi musu toog nekk mbooloo sànni benn affaire ñëpp dañoo toog ngeen buuf ba c'est du folklore la naqaree de. Voilà.
li ngeen dégg nii c'est des propos du nommé Omar Sall moomule ñu bëri di laaj lan moo tax Tidiane yi porté ko plainte ñu xamee leen ni amul kenn koo xam ne nii nit nga animé li ñuy wax nite nga nekku nit ku nite ngay bëgg nit mu nekk ci problème sax wala mu nekk ci kaso loolu kenn du ko yéene nit yéenewuñ ko kenn yàlla xam na ko yéenewuñ ko kenn dafa fekk ne bi li amee dañu ko jël yóbbu ko porter ko plainte uniquement pour que yoon def liggéeyam ci koo xam ne nii dafa nekk ci dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ne dafa am lu ñu tënk moom mooy kenn warul xeeb kenn ci diineem ci la bokk kenn warul xeeb kenn ci bëgg-bëggam ci la bokk kenn warul xeeb kenn ci làkkam ci la bokk ndax ñun ñëpp dañoo wuute ci làkkin wuute ci bëgg-bëgg wuute ci ngëm-ngëm ku nekk war a respecter nit ki li mu gëm comme que nag artu nañu plusieurs fois mu continuer di génn di def ay sorties yu mel nii ku ne xam ne ni tijaan yi ñoo fi tàllal lu weex ajjuma di def xadratul juma ku ne xam ne ni ñoom ñooy wax allah ci juma yi ajjuma aj par vendredi donc loolu moom junju doy na boroom xel mais bu tuddul ne tijaan yi la ñëpp xam nañ ni tijaan yi la un dossier pendant devant la justice kenn waru ci àddu moo tax dañuy bàyyi yoon mu def liggéeyam dañ leen woowoon fii rek wax leen lan moo junjoon boobu la plainte léegi dañuy bàyyi nos intervenants au nombre de 3 ñu jël la parole pour vous lire le communiqué de presse rédigé conjointement par les différentes parties plaignantes dont le collectif international des talibés cheikh officiel mais aussi le collectif international des talibés cheikh est représenté. Le président Moussa Gaye est là, à ma droite. Malik Mbaye est là, à ma gauche. Mais il y a aussi Dara Mam Maodo, notre passe-passi, notre ami Sarr, dans la salle. Nous, c'est des collectifs, mais aussi il y a des plaintes individuelles, au nombre de 11. Il y a Abnaou Khadratul Tidiane, moi, ñi def Khadratul Jumaay parce que ñoom dañu xalaat ni wala dañu yëg ne ñoom dañu laal seen pas-pas ak seen organisation boobu mais aussi des individuels touchés dans leur croyance je l'ai dit d'abord la version française du communiqué par le professeur Issa Faye, ensuite Oustaz Modou Kama Thiaw nous fera la traduction en arabe et nous terminerons par la version wolof faite par notre ami Malik Mbaye Bolé. Donc, professeur. Donc, avec votre permission, je vais lire la déclaration liminaire du collectif des plaignants. Le procès de M. Oumar Sall contre des disciples Tidjane sera tenu le 1er décembre au tribunal de grande instance de Dakar. Le prêcheur a été arrêté depuis le 17 novembre suite à des plaintes déposées par plusieurs personnes et associations affiliées à la Tidjania. Pour rappel, M. Oumar Sall, dans ses prêches, ne cesse de s'attaquer au fondement de la tariqa Tidjane et à ses guides. Dans plusieurs de ses vidéos, il affirme, et là, nous vous donnons un résumé, une sorte d'échantillon, peut-être pas représentatif de tous les écarts de langage qu'il se permet. Il dit que Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu était un chrétien et s'appelait Michel, qu'il a été même un faux monnayeur et que c'était la raison pour laquelle il avait été expulsé de l'Algérie pour aller s'installer à Fès. Que les assemblées de zikr, que nous appelons Hadratul Juma ou Wadifa, sont des kyahan. Que les disciples Tidjane ne faisaient pas l'appel à la prière de Takusan,
sur interdiction des djinns, parce que, ose-t-il inventer, Seyna Cheikh avait fait un pacte avec les djinns, et ceux-là, dans leurs exigences, interdisaient l'appel à la prière pour le takussan. Que les marabouts sont des bordels qui sont considérés comme des surhumains, et d'autres énormités du genre aussi fallacieuses qu'irrévérencieuses. Tout récemment, ces propos sur la Hadatul Jumu'ah et la Wazifa qu'il taxe de folklore ne sont que des provocations et offenses de trop pour que les fidèles blessés dans leur foi décident de faire cesser ces blasphèmes. Nous précisons par ailleurs que notre objectif étant de faire cesser les attaques contre la tariqa par M. Sall, nous avons toujours été ouverts au dialogue avec lui. D'ailleurs, des contacts ont été établis avec lui avant la plainte par des talibés. Ces derniers n'ont pas réussi à le raisonner. De la même manière, des bonnes volontés ont voulu faire une médiation pour un règlement à l'amiable, mais leurs démarches ont été soldées par un échec du fait justement de ses proches, dont celui qu'il appelle son maître, le docteur Ahmed Lo, qui a tenu avec d'autres des propos irresponsables alors que les victimes avaient décidé de retirer leur plainte sur sollicitation de respectables médiateurs. Rappelons que le débat aurait pu être sain tant qu'il avait été organisé autour d'arguments et de textes. La réplique tidjane serait restée alors la meilleure en termes de source du droit islamique. Malheureusement, l'irrévérence et l'envie de torpiller la foi musulmane des soufis est à son paroxysme chez ce prédicateur désinvolte. Nous demandons ainsi à la justice d'appliquer rigoureusement la loi contre ce fossoyeur de la paix et du vivre ensemble dans notre cher Sénégal. Au demeurant, le wahhabisme, et ça c'est reconnu par tous, y compris par le régime saoudien actuel qui est en train de faire une marche à rebours contre le wahhabisme. Donc le wahhabisme et ce qui l'anime constitue une menace réelle pour notre modèle social fait de tolérance et d'entente confrérique sinon confessionnelle. Il est clair que cette idéologie a pour mission de semer le chaos et par-delà fissurer le tissu social de notre pays. C'est un groupe adepte des attaques contre nos valeureux guides religieux. Leurs différents panels et chaînes de diffusion numérique inondent la toile de méchanceté inouïe et de haine indescriptible contre des musulmans qu'ils destinent à l'enfer. D'ailleurs, ils ne nous considèrent même pas comme des musulmans. On se rappelle récemment la sortie d'un des leurs qui a attaqué violemment le guide d'une confrérie de chez nous, ce qui lui a valu une incarcération depuis lors. Coutumier des faits, ce groupuscule est dans une défiance manifeste et perpétuelle et cherche à déstabiliser le Sénégal, comme d'ailleurs ils ont réussi à le faire partout où ils se sont implantés. Compte tenu de tout cela, il est évident que ce ras-le-bol exprimé dans cette plainte des talibés tidjanes sonne comme un appel à la dénonciation d'un phénomène dangereux pour la nation sénégalaise. En espérant que la justice sénégalaise, notre justice, par ce procès qui s'annonce, mettra un terme à l'intolérance, à la propagation de la haine contre les soufis et à l'offense,
qu'elle condamne sans équivoque l'outrecuidance, en espérant qu'elle condamnera sans équivoque l'outrecuidance et l'indiscipline de Oumar Sall et par-delà sa personne, tous les prédicateurs, propagateurs de la haine qui menacent notre modèle religieux, sans être de la même confession. Le respect de l'autre et de ses principes fondamentaux reste la conduite de tous les jours. En tout cas, pour nous qui nous voulons des adeptes du soufisme et des adeptes des principes qui ont été ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la communauté de croyants qui étaient autour de lui. Précisons par ailleurs que ceux qui sont tentés de verser dans la politisation de ce dossier en pensant qu'il y aurait une main quelconque derrière cette action ont tout faux. Ce collectif regroupe les condisciples de tous bords politiques. Le maître mot reste le respect de la Tijaniya et de ses guides, de ses principes et de ses pratiques. Autant Ahmed Lo a usé de son droit d'ester en justice pour un fait bénin, autant nous usons de notre droit citoyen de réparer une injustice qui aurait pu être réglée autrement. Notre responsabilité collective est de préserver la paix sociale au Sénégal. Voilà, en peu de mots, ce que l'ensemble des plaignants ont voulu adresser à qui veut bien nous entendre, pour qu'on comprenne que cette plainte est un moindre mal, parce que quand même, s'adresser à la justice vaut mieux qu'une expédition pénitive qui aurait pu bien se faire, parce qu'il y a des talibés qui en avaient marre et qui étaient prêts à en découdre avec cet irrévérencieux Oumar Sall et tous ceux qui, de son acabit, passent leur temps à dire du mal à nos guides religieux. Nous sommes tous Sénégalais. Nous connaissons à peu près l'histoire du Sénégal. Et tous ceux qui connaissent l'histoire du Sénégal doivent reconnaître que sans le soufisme, l'islam n'aurait pas gagné la place qu'elle a dans notre société, dans notre pays. Donc nous voulons que, avant qu'il ne soit trop tard, que la justice montre la voie, celle du respect de tout le monde, quelle que soit sa confession, quels que soient les principes religieux auxquels il a prêté allégeance. Merci beaucoup pour votre aimable attention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن إعلان بياني من رافع الشكوى ضد الداعية الأستاذ عمر أحمد سال. كما لا يخفى على الجميع أن محاكمة الداعية عمر سال ضد بعض التجانيين سوف تقام يوم الجمعة أول يوم من شهر ديسمبر في المحكمة العليا بدكار. وهذا الداعية ألقي عليه القبض منذ اليوم 17 من نوفمبر جراء شكاوى مقدمة على طاولة القضاء من قبل العديد من الأشخاص والجمعيات المنتسبة للطريقة التجانية. وللتذكير نقول إن هذا الداعية عمر سال في دعوته إلى ما يراه سنة لا ينفك يهاجم مبادئ التصوف عامة والطريقة التجانية على وجه الخصوص، وكذلك مشايخها العلماء الخيرة، فيسمها ببدعة أي طريقة ببدعة ضلالة وأهلها بالمبتدعين الضالين، علما أنه لا يسمى فلان مبتدعا عند علماء الإسلام إلا إذا خالف أهل السنة والجماعة في أصول الاعتقاد لا في الفروعيات وفضائل الأعمال، بل هو يذهب إلى مدى أبعد من تجريح العقائد فيؤكد بصريح العبارة متهما شيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه وهو إمام هذه الطريقة أنه ولد كافرا يدعى ميشيل ثم أسلم، ويسم ساخرا الوظائف اليومية للذكر في الطريقة التجانية على أنها مجرد عبث لا تمت إلى الدين بصلة،
ويسخر من الذاكرين التجانيين في كفهم عن مطلق الكلام أثناء الذكر على أن ذلك ليس من الإسلام في شيء. ومن بين أقواله السالفة ما صرح به أن التجانيين لبثوا ردحا من الزمن لا يؤذنون لصلاة المغرب أو لا يصلونها لأن شيخهم عقد اتفاقية مع مردة الجان على ذلك. وصنف المشايخ وسادات الطريق أنهم من جملة الفوضويين الذين يلعبون بالدين ويعتبرهم الجهال مقدسين فوق البشر، إلى آخر ظهوره داعية إلى ما يراه منهجا للحق، يصرح فيه في ظهوره من خلاله أن هذا الاجتماع للذكر أو الذكرى الجماعية في يوم الجمعة مع نشر ثوب وجلوس الذاكرين حوله متمايلين بصوت واحد الله الله الله، يقول هذا لعب ولهو وفلكلور باسم الدين، فمن ساءه ما قلت فليمت غيظا وكمدا. فاتضح على رؤوس الأشهاد أن هذه التصريحات والتي قبلها ليست إلا هجمات عنيفة على نهج صوفي سلكه كثير من أفراد هذا المجتمع السنغالي إن لم نقل أكثر. وعلى هذا نعلن ونؤكد أن مقصودنا الأعظم هو السعي وراء إنهاء هذه الهجمات المتكررة والاتهامات الفارغة من هذا الداعية المسمى عمر أحمد سال، لا أن يكف عن الدعوة إلى ما يراه ويعتقده فذلك من حقه، ونحن منفتحون دائما أمام الحوار العلمي الهادئ النزيه، وكم حاولنا اللجوء إلى حلول أهدأ مما نحن فيه الآن ولكن دون جدوى. وفي ذلك نهض ذو نوايا حسنة ليعملوا وساطة في الأمر لسحب الشكوى المقدمة، لكن أيضا ذلك في النهاية لم يتم لردة فعل غير مرتقبة من إخوان الداعية، مثل ما سمعنا من الدكتور محمد أحمد لو المؤكد أنه إن كان عمر سجن من أجل قوله فستملأ السجون بهم جميعا لأنهم قائلوه حتما لأنه الحق والحق أحق أن يقال. هذا في وقت توافقت فيه كلمات المظلومين على سحب الدعوة بطلب من المسؤولين من الوسائط، فزاد ذلك التصريح من ذلك الدكتور تعقيدا للأمور وبلة على الطين. نعلم جميعا أن الحوار يمكن أن يكون هادئا ما دام مؤسسا على البراهين والنصوص الساطعة، والطريقة التجانية تعتبر رمزا للصمود أمام الحوار العلمي الهادئ بدليل وفرة كتب الردود العلمية على المناوئين، فهي طريقة العلم والعلماء تزخر المكتبة الإسلامية بردود سادتها العلمية. أما الاستخفاف والاستهزاء والرغبة في نسف عقائد المسلمين قد بلغت ذروته من خلال هذا الوعظ التعريضي المستهدف والحوار اللا علمي الممقوت. وعلى المحكمة السنغالية تطبيق القانون كما ينبغي على كل من يعكر صفو التسامح الديني والتعايش السلمي في بلدنا الغالي السنغال. علاوة على ذلك فإن الوهابية كما تعلمون وعملاءها تشكل خطرا عظيما على أمن وسلام كل بلد حلت فيه، لأنها أي الوهابية لا تقبل إلا نفسها، فهي واقفة موقف أنا المحسن وحدي وغيري حق عليه العذاب. فهي إن لم تستعمل الإرهاب المسلح للتدمير والتفجير والقتل باسم الدين والجهاد كما في كثير من البلدان، فإنها تستعمل إرهابا لفظيا عبر التكفير والتبديع والتفسيق والتضليل، كما نعيش هذا الواقع المؤلم باسم الدعوة إلى الحق. فمن تابع حلقات الوهابية هنا وقنواتهم عبر اليوتيوب يجدها ملأى بالحقد والبغض للتصوف وأهله وسب مشايخ الطرق السنغالية من العلماء الخيرة الربانيين، فتقديم هذه الشكاوى تمثل إشعارا بخطر ظاهرة ترصد شعبنا السنغالي، على أمل أن المحكمة السنغالية عبر هذه المحاكمة القادمة ستضع حدا على هذا الظلم المتزايد والذي لا شك أنه يجلب الشحناء والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد، وعلى أمل أن تقف على تطبيق القانون اللازم على عمر سال ومن هو على شاكلته إلى أن يصل التطبيق إلى رأس الفتنة، وهو المدعو الدكتور محمد أحمد لو صاحب تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي، الكتاب الذي ألفه خاصة في شن الغارة على التصوف وأهله، وللتجانية في ذلك الكتاب نصيب الأسد. وأخيرا
احتراما لمحكمتنا العدلية وثقتنا بها في الأخذ بأيدي الظالمين، وحتى لا تصل المطالبة بالحقوق إلى النزول على الشوارع، كان لزاما عليها أي المحكمة وهي المكلفة بتأمين وحماية حقوق المواطنين أن تقوم بما يلزم تجاه هذه القضية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokki biir réew mi ak biti réew, mbokk yi yittewoo jàmmi réew mi, mbokk yi yittewoo jubóog ñoñ diine ji, mbokk yooyu ñoo soxlawoo jotaay bu mel nii, ndax ñaari doomi réew mi, ñaari doomi diine ji la xew-xew dox ci seen diggante ba ñu yóbbu ko ci kanamu àttekat bi. kenn ki ñu di ko wax Oustaz Omar Sall dib imam ci jumaam, dib jàngalekat ci école am, di kilifa ci mbooloo mu bare mu koy déglu di déglum njàngaleem te am na ci droit bu ko neexee. waaye am ci beneen wet gi yeneen njabooti diine ji di njabooti réew mi, ñoom it am seeni juma yu nuy jiite di fa jàngale, di fa yaree, di fa gindee. kañ fay jàngaleem di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñi doon interpréter am njàngaleem moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñu doyloo ca Sidi Ahmad Tijaani Chérif radiyallahu taala anhu. ñu bare ci njabooti réew mi ak njabooti biti réew tënku ci école am ngir jàng diine, dégg ko, pratiquer ko, waaye tënku ci yarinam ci wàllu defar doomu aadama, tabax ruuxam, couleur jikkoom. ñu di leen askanele ci tarixaam, ñu tuddee leen tiijaan ñi. ñoom it ñu am seen boobu droit. waaye ñu seetlu Omar Sall ci aw doxinam ci wàllum njàngale, ci xutbaam yi muy def ca minbaram, du toog ci jotaay mukk jàngale ba jóg te saagawul waa boor bii. yooyu saaga yàgg lool, yii ñu dégg ko mu metti lool, ñu ne xëy na daa xamul, nañu waxtaan, bu amee lu muy laaj lu ko ump nañu laaj. loolu ci at yu yàgg waxtaan wi mënul am te saaga yi itam dakkul. lum laaj sànni ci internet bi, njabooti tiijaan yii ak seeni boroomi xam-xam luñ ci jot mu nar a lëntël xelu njaboot, ñu leeral loolu fu mu bokk ci diine ji. ñii di bindi téere, ñii di wootey ndaje, internet ba ñu nekk nag fësal fa seeni kàddu. am ci ndaw ñi ñooñ am nañ jot googu ñoom it bokk ak ñoom internet bi, luñ lëntal bàyyi fa ñu fekk leen fa leeral ko. kenn la ci ñooñu Oustaz Makhtar Sarr, kenn la ci ñooñu Oustaz Khalifa Mbuub, kenn la ci ñooñu Oustaz Mouhamed Kama Thiaw mii daane léegi, kenn la ci ñooñu Cheikh Baye Niass, mën naa cee tudd ñu bare. ñooñu ñoo gën a fës ci ñi bokk ak ñoom terrain internet bi. loolu dëkkul xas yi, ŋàññ yi, saaga yi, yëjj yi
ba àgg ci nit ñu yéen kooku ngeen topp ni moo leen di jàngal moom du woon jullit di baayam dub jullit yaayam dub jullit biñ koy jur judduwul ci diine te ki muy waxal dereetu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu dadul aw xas yow judduwoo ci diine rek waaye dabe si nga ñi ci juddoo ëppalewuñ la ci saxaaba yi gën ci xeet wi gannaaw yonent bi ñu bare ci ñoom lislaam nekk na fi te bokkuñu ba seen dund cate ñuy door a bokk jóge ca ña yées bokk tey ci ñi gën te dañoo dabe rek waaye xameewu ko noonu jàpp na ni loolu comme na saaga yi gën a ñaaw rek bii moom jekku na ko nañu ko ratax seen waa ji ngeen topp du woon ab jullit miseel la tuddoon doyu ko mu ni ak jubadéem moom kooku ngeen topp dafa daan yëngatu ci xaalis bu lewul ñi feesal kaso yi tey ci ñooñu la bokkoon wax ni looloo waral ñu dàqee ko Algérie mu tuxu fa ñëw Faas te ki muy wax bi muy toppatoo am njàngam ak gëstoom nit yàlla yi wàcc na ci réew mu ñuy wax Tunisie ñu gis ko xam-xamam ak jikkoom ak mën jàngaleem buuru réew ma proposé ko dénk ko ministère éducation buuru réew ma proposé ko boobu ministère bi mu jotee ci leetaru buur bi fajar fekk ko ci moom réew mu ni ñii kuñ tënk lañ bëgg te man li may wut di jiite ab ministère du ko maye kooku la ni lim yitte woo woon mooy xaalis bu setul kooku muy wax nee na daawul julli tàkkusaan waaye daf ko daan tere sax njabootam mooy ñun ndax ñàkk julli tàkkusaan googu sart la bu mu waxtaan ak jinne ju bon jinne ji di am yu mu koy jox moom it muy am yu muy defal jinne ji te jinne jooju lam bëgg da caa bokk yaag sa mbooloo da ngeen di bàyyi julli tàkkusaan Omar Sall lay wax te kii muy wax boo demee ci njàngaleem daa fa fekk mu ni aaya bi yàlla naan xaafizu ala salawaati wa salaati al wusta aaya bi yàlla naan na ngeen fonk julli yépp dugg mu seppiwaat ca ak julli boroom xam-xam yépp ni kon googu ñu seppiwaat am na masiya am na tiitar bu mu ëppalee yeneen julli yi borom tarixa bi Sidi Ahmed Tijaani ni moom ni mu déggee assalaatul wusta muy julli tàkkusaan mu ni taalibeem yépp lu ngeen mën a jàpp waxtu wu jot julli leen waaye waxtu wi ngeen war a gën a ragal pour faat ko nay tàkkusaan ndax faat tàkkusaan dafay màbb ay jëf ki jàngale lii la ni moom daawul julli tàkkusaan waaye daf ko daan aaye sax ay taalibeem Omar ay wax bokk na ci muy wax bii ci mujj ni mbooloo mu toog sànni benn affaire tiim ko naan allah allah loolu ay caaxaan la mu teg ca ni muy waxee ni maa ko wax kum naqari deewal am ci mbokk yi nag ñu ni boobaak léegi ñi ngi jéem a waxtaan sottiwul ñi ngi leeral yi muy lëntal ku bëgg lu leer rek boo dégloo ñaari camp yépp di nga am lu leer bàyyiwul loolu mi ngi continuer di xaste mi ngi continuer di ŋàññi comme réew mii ñu dëkke dafa am ñu boole takke ñaar ñu jàppante nañ dem ci kanamam mu laaj leen ku tooñ mu ne la bàyyil sa tooñ yi kiñ tooñ ñu ne ko yow dañ lay tooñ looloo waral mbooloo mii
ak ay bennati benn ci mbooloom tiijaan yi dem ci kërub attekat boobu ngir mu dox suñ digganteeg Omar mi keroog biñ ko jëlee nag le 17 novembre yóbbu ko fee ca ruq ba am na ci ay mbokki jullit yu gis ni ay jullit ñi ngi jàppante te kenn ku ci nekk nee nga da ngay jàngale te ñoo waxtaan ñu teg lépp ci suuf bi ñuy waxtaan yëg nañ nit door nañu waxtaan yi waaye soo teegul kenn ci sëriñi Omar Sall yi di docteur Mouhammad Ahmad Lo ci jotaayub jàngale kaayam njabootam laaj ko waaw luy seen taxawaay ci tolluwaayu Omar Sall muy leeral ca loola ba ni dañ koo tooñ rek jaay ko doole pelenti ko jëli ko waaye lim wax ñun ñépp loolu la ñuy wax kon kuy pelenti rek dajaleel pelenti yu bare kuy tëj tabaxal kaso yu bare loolu waxam la moom Ahmad Lo loolu mu wax nag lam bind ko gën a ñaaw moom Mouhammad Ahmad Lo moom moo bind ni mbooloo moomu ñu naan tiijaan ñi boo leen fekkee ci géew bu ñu toog di tudd yàlla lal benn affaire boo rombee dégg seen coow li dangay defee ni ay xaj yuy xëccoo médd ñoom nga romb lii Mouhammad Ahmad Lo ko bind mooy sëriñu Omar Sall Ahmad Lo moomu moo bind ni diine ji am na ci juróom-ñeenti ponkal yooyu ñu baree leen topp waaye juróom-ñeenti yooyu lu naqari diine ji tey ñoom juróom-ñeenti ñooñu ñoo leen ko teg mu tuddee juróom-ñeenti yooyu tisaatu rëhtin ñi alquran doon wax ni yufsiduuna fil ard foo leen fekk da ngay defee ni ñuy defar lanu te yàq rek la ñuy def bi muy lim juróom-ñeenti ñooñu moom Ahmad Lo ca la boole Seydi Ahmad Tidiane Chérif Ahmad Lo ko bind moo bind ni Seydi Ahmad Tidiane dafa digal taalibeem yi ni leen ku ci manqué dépense mën ngaa dugg ci marché bi place boo jekku dajjil moo ko bind moo bind ni boo manqué dépense mën ngaa gàddu sa ngànnaay taxaw ci kaw tali bi ku la romb nga agressé ko lu mu yor jëlal lew na la moo bind ni Sidi Ahmed Tidiane ak i njabootam ñoom kenn du leen bindali bàkkaar te Sidi Ahmed Tidiane moo leen ko jàngal moo ca dalal leen noonu seen xel te bi mu koy wax moom Ahmad Lo lam sos teg fa ni Sidi Ahmed Tidiane ko wax li Sidi Ahmed Tidiane doon wax muy ab lettre bu mu adressé ab buur bu mu nekk ci réewam mu bind lettre buur ba di ko yedd di ko saraxu di ko ñaan di ko waar di ko moytuloo àqu aw askanam ci même lettre boobu la Ahmad Lo jël kuppati ca la ko neex ni bëcc ci téeréem ni xool leen Ahmed Tidiane li mu wax nee na buur bi yow loo mën a def ak amoo ko bàkkaar amoo ko yàlla topp la dara mu ni loolu groupe boobu mu boole buur bi ca la boole ay taalibeem Ahmad looy wax sëriñu Omar Sall kooku kon bu ne Omar lii mu wax bu dee moo waral pelenti yi war naa bare daa mujjee wax bi waaye lam wax ci téeréem ba Omar ñemewu ko wax kooku pare na pour uuf Omar ñun nag ci Omar mii lañ tàmbalee ndax kay daa bind boo miinul mbindum yaaram buñ la nee lii moo ko bind da nga naan bind ko waaye kii wax ci làmmiñ wu ñu dégg boo xasee dañ xam ne dangaa xaste boo saaga dañ xam ne dangaa saaga loolu nag ci la Omar nekk waaye téere ba képp luy firi li ca téere ba lépp ñemewul a firi lépp loolu na ko ñëpp xam mbooloo mii nag bi yooyu dakkul
te mën a ëppi loxo ndax am na ci biir tijaan yi ñooñ waajoon nañu ngir jóg ak seeni pexe comme réew mi bindoowul noonu tijaan ñi yarewuñ leen noonu ñu ni nañ dem ci ki ñu boole yilif ci wàllu nguur ci wàllu atte mu atte ñoog ñii loolu nag la collectif yii fi daje ak ñenn ci taalibe tijaan yi woowoon presse bii ci biir réew mi ak ña ci bitim réew kuy dégg coow li te xamoo lu ko waral xamoo fu mu dooree fii la dooree fii lañ ci toll Omar la nuy ñaan nañu bàyyee saaga ma nga ca la ko doy ci wàllu diineem ma ngay jàngale na mu ko déggee am na ca droit bu ko neexee di jàngale jaamu lu ko neex nañ ko ca ba waaye moom it nag mu banu ñun ni ñu déggee diine ànd ceeg ñi ci àndal am nañ ci droit ñun itam jaruñoo saaga Sidi Ahmed Tidiane ci ëttam ngay fekk ñooñ dañoo jàng téere yi ba di ko jàngale di bind ay téere waaye ci ay taalibeem la ñu bokk ñii di ñu weex ñii di ñu Seydil Xaaji Malik te ñooñu la bokk moom nee na Sidi Ahmed Tidiane ci njàngaleem lay sukkandiku ngir pratiquer sama diine yarinam ci wàllu ruux ci lay yaroo ci lay yaree magam Seexul Xaaji Omar Fuuti yu Taal foofa la teg Sidi Ahmed Tidiane te ñii ma lay wax du ñuy ay jaahil xanaa ñii ma lay wax du ñu bon xanaa ñii ma lay wax du ñu yittewoo alali nit ñi pour seen intérêt bakkan xanaa Seexul Xaaji Omar mii ma lay wax wa weeru baraxlu wim juddoo baraxlu koor a ci topp baraxlu la juddu weeru koor ba mu teroo da ko woorandoog nit ñi ko kum topp caaxaan bàyyiwu ko fa ak ñeneen ñi nga xam ci réew mi ak ci bitim réew ci ay niti yàlla ñu sell ñu ragal yàlla ñoo doyloo Sidi Ahmed Tidiane ak njàngaleem ñu doyloo ñooñu bokk di tënku ci njàngaleem Sidi Ahmed Tidiane ñu boole ñoo ñii ñu booleel teg photo mbër photo fecckat photo jigéen juy jaayu ak sunu kilifa yi nit ñi benn équipe bi kee bind ni ñii ñoom ci seen dégginu diine nit mën naa sëy ak yaayam garaawul nit mën naa takk sëram garaawul nee na ñun ak ñi ma la tuddal ñun nii la ñu déggee diine lii tooñ la lii aw xas la lii aw ŋàññ la lii aw saaga la wu ñu dëkkee di ñu ko saaga ak di ko saaga suñuy kilifa loolu nag la ñuy ñaan ku ci mën dara mën a dox ci suñu diggante mu dakk nga saafara ko ñun aw nañ fi ñu war a aw bu saafara woo loolu la ñuy sàkku bu saafara wu wul ñun lii la ñuy sàkku mu saafara wu mu des nag ndax danga koy saafara wala danga ñuy bàyyi nu saafara ko ñaari ginaar kat bu ñuy cofante da ngay dox ci seen diggante rek wala menn mi luqi bëtug menn mi loolu nag bëgguñ caa àgg ak benn jaamub yàlla rawatina ab jullit ñun jullit lañ leen jàppee donte ñoom jàppee wuñu ko waaye ñun wóor nañ ñi ñoom dañoo sikk képp waaye ba léegi ay jullit lañu ba léegi ay jullit lañu nañu waxtaan li ñu dëppoo ci diine ñu ànd ci pénc mi li ñu wuute ci ay masala yu sew ne kenn ku ci nekk déglu kala doy cim njàngale nga bàyyi ka ca des mu doyloo keneen lii li ñuy sàkku bu mënee nekk wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh